mbokk yi asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di rafetloo ci seen ànd ak ñun télévision Futurs Médias di am mbégte ci kattanu borom bi àndaat ak yéen ci xibaaru ngoon gi li ci penc mi bokk na ci wàllu xibaar benn atab kaso ngir ñaar fukk ak benn ci juróom fukk ak juróom ñaari cantakun yi ñu doon xëy àtte tey ca Thiès mooy càkkuteefu procureur délibéré dogalu tribunal ñu koy xaar gannaaw ëllëg àjjuma ci kanam tuuti leerali Chérif Dia ca benn dëkk ñaaxi gaar fii ci Ndakaaru Barthélémy Dias maire ab Sicap Sacré-Cœur moom it xëy janook àttekat bi mu ko doon déglu ci lu yaatu ci dossier bi ñeel coom gëwante bakkan dotoon fa di bu Ndiaga Diouf ay avocat ñu ngi ànd ak te ñu ne ëllëg dinañ ko sàkkul bàyyi na gëndiku bateau Aline Sitoé Diatta suuxoon ab diir ci yoonu Casamance gi dafa daal di ngiro ndax wàll wa mu jaare woon la suuf sa duggoon maanaam ay banc de sable ab diir kon mënu faa jóge ba l'armée go ko mujj lenge yàlla def na jàmm nag kenn loruwu ci waaye ñii di client yi bateau bi lanu yeewoo tey ji mooy ak njàqare 11h la mujj egg Ziguinchor atam njàng mi sawe na ministre Ibrahima Sall ko daal di compte xamal taskatu xibaar yi ci ndaje bu doon dox diggam ak ñoom mesures yi ko waral bokk na ci ñaari session ngir BFM baccalauréat dafay ba mu ne naatango bi nu dénk njàng mu kawe mi addu ci tàggat yaram Cheikh Tidiane Diawo la ñu ci àndal gëstu tey bi di focus bi ñuy waxtaane wàññite ñeel lempo yi payoori Sénégal ak it yokkute ñeel pension way à la retraite yi di xibaar tukkee ci président Macky Sall foofee am nañu fa gan Boubacar Sonko xam-xamam màccee ci wàllu fiscalité di mbiram lempo. bateau Aline Sitoé Diatta ab diir tey ci suba ni nu ko waxee mu daal di xaw a ngiro pan ci li nga xamante ni mooy yoonu Casamance bi ci fleuve Casamance diggam ak géej gi daal foofee suuf saa jaxasoog lii di ndox ma mu daal di kon ngiro ni nu ko waxee l'armée go ko mujj lenge ba waxtu wam waroon yegg Ziguinchor ak tardé am ca 11h la fa mujj egg moom bateau bi Aline Sitoé Diatta borom bi def na jàmm kenn loruwu ci waaye ak yeexteeg tardé ci lii di tukki bi waaye njaaxle ci client yi nga xamante ni ñoo daal di xëy dund lu ni mel capitaine commandant bato bi ne bu sañoon moom Mactar Fall ñu daal di dragué yoon woowee fexe ba kon lii di bato yi mun fa jaar ci lu ñu dul am benn jafe-jafe muy dex ak Casamance gi ñu fàttali it ne dimanche ak léegi beneen bato nga fa daal di ngiro dund fa lu ni mel ba tey nekk ca bërëb boobee waaye lii di Aline Sitoé Diatta borom bi mujj na def jàmm mu daal di yegg sànq 11h Ziguinchor diwaanu Thiès la nuy wutali ak Chérif Dia maa ngi lay nuyu Chérif. maa ngi lay fay El Hadj Assane. ni ma ko waxee ci ubbiteg xibaar yi cantakun yi ñu doon àtte foofee tey ci tribunal bu diwaan ak Thiès ñaar fukk ak benn ci ñoom procureur la mu sàkk ci ñoom mooy benn atu kaso ajjuma gannaaw ëllëg gi la tribunal di joxe dogalam ñeel mbir moomee Chérif. seen lim sax El Hadj Assane léegi ëpp na ñaar fukk ak benn ndax yokk nañ ci li nga xamante ni mooy fukk ak ñeent ndax procès bi mi ngi wéy fukk ak ñeent yooyu daal di yokk ci ñaar fukk ak benn yi nga xamante ni moom la procureur bi sàkk woon tey ci suba yoon dal seen kaw daan leen atub kaso. lim leen di tuumaal moom procureur te sàkku ci juge bi mu daan leen boobu daan mooy ñoom danoo dajaloo ci ndaje moo xamante ni buur nanguwoo ko ak leen tamit daal di tere alkaati yi def seen liggéey ñu koy wax violence ak voie de fait à agent dans l'exercice de ses fonctions donc procès bi mi ngi wéy ñooñu ñëw daal di yokk ci ñi ma la wax ba nga xamante ni ci seen avocat yi nag fi mu toll ñoom ñoo jël kàddu gi fi mu toll ñàkk ànd ci li nga xamante ni moom la procureur bi wax avocat yooyu nag seen lim El Hadj Assane toll ci juróom-ñaar ñu ràññee ci maître Mamadou Guèye Mboup maître Abdou Aziz Ndiaye Babacar Mbaye maître Ibrahima Dieng Adama Fall Amadou Moustapha Dieng ak Amadou Ali Kane ñoom ñu wax ne procureur li mu wax noonu ndaxte ñoom taalibe yi cantakun yi bi ñu ñëwee Thiès ñëwoon si ngir yee fitna dañoo ñëwoon rek ngir feddali seen kóllëre seen wasila di Cheikh Béthio Thioune nga xamante ni jamono jooju doon koo jàppoon daal di koy garder à vue ci gendarmerie bi nekk fii ci Thiès ñoom ñu jàpp ni daal doon leen war a bàyyi ñu ñibbi seen kër wante waru leen a kii mbir mi nag dañ ko mettre en délibéré maanaam procureur juge bi nee na àjjuma ginnaaw suba di le 4 ci weeru mai la war a joxe dogalam ci li nga xamante ni moom mooy cantakun yooyu ci ñoom nag benn soxna rek lañ fi ràññee waaye ñi ci des ñëpp ay góor lañ jóge fu nekk nag ci Sénégal ñii ay élèves lañ ñii ay tailleur ñoom miin nan li nga xamante ni moom lañ leen toppee ñoom it sàkku rek ñu bàyyi leen ñu daal di ñibbi seen njaboot mbir mi nag audience la boo xamante ni bu détendu la ndax gis nañ ci ñoo xamante ni seen kanam dem sax ñi ngi jafe-jafe ndax biñu leen tëjee boobaak léegi mi ngi woon le 24 avril wante téléwut ñoom ñuy waxtaan ak seen i avocat firé ak yooyu wante nag ñoom daal ñu ngi sàkku rek ñu bàyyi leen ñu daal di ñibbi fi mu toll nag procureur bi def na réquisitoire am ba pare avocat yi ñoom ñooy lay juge bi nag li ñu déglu ba xam moom lan la nar ci fukk ak ñett yi nga xamante ni ñoom it ñoo fekk si ñaar fukk cantakun yi ak benn yi nga xamante ni tey suba procureur bi sàkku na ñu daal leen di daan atum kaso Alaaji Assane
Chérif jërëjëf dinañu ci àndaat ak Khalifa Ababacar Diakhaté 20h ci yaatal ñeel tolluwaay ak cantakun yi ñuy àtte tey ci Thiès fii ci Ndakaaru ministre Ibrahima Sall ñu dénk wàllu njàng mi doon janook taskatu xibaar yi sawe nanu atam njàng mi li ko maye bokk na ci dogal ñeel BFM bi ñaari session la ñu ci amal ren baccalauréat bi dafay ba naataangoom Serigne Mbaye Thiam mi yore njàng mu kawe mi mu àddu ci ñu déglu Ibrahima Sall wala bokk teewul élément bi Ibrahima Sall ministre de l'éducation di ngeen teewlu ay kàddoom ak Émile Diouf ak Atanaax Ba 20h incontournable lay doon ci français wolof gi teewagul jëwriñ jeneen naatangoom soxna Matassi Diallo doon janoo it ak taskatu xibaar yi wax na ci wàllu li nga xamante ni mooy dogal bi ñeel wàññite ñeel njëgu dund gi ngir sénégalais yi am nañu jàmbat ne daa ami jaaykat yu wéy di jaay nawoon am na yaakaar ak kóolute ni dinañu jaayee njëg yu bees yi ci commerçant yi daan ko doxale ndax état bi jël na ci matuwaay soxna Matassi Diallo ak Jafara Ba ci biir Sénégal yëpp prix yi ma leen wax nii moom lañ fay appliqué bu ngeen déggee bu ngeen gisee wala ngeen dégg yeneen prix yu ñu ko appliqué bu ñu ko yégee la ca war ñun dinañ ko def. waay mu nekkoon Matassi Diallo jégalu ci élément bi kon ci ñàkk leeral gi ci kàddoom jàpp leen ci tënk ne moom ministre bi ñu dénk njënd ak njaay biir na ko ni njëg yu bees yi dinañ ko doxale ci Sénégal foofee ñu ngi leen ciy jox ndaje 20h ndax lii di ñàkk yembuk éléments yi dañuy waxtaanee leneen ñeel wàllu li nga xamante ni mooy conseil régional ab Ndakaaru njiit la woon Alaaji Malick Gakou am na ko ku ko fa wuutu jiite ndi kër ga Ousmane Badiane lay wuyoo xam ngeen ni Alaaji Malick Gakou dañu ko fal léegi ne ministre bi ñu dénk wàllu tàggat yaram Ousmane Badiane ma ko fa wuutu mooy jiite kuréel gi ba 16 mai incha allah wax nay priorité am di li nga xamante ni ñoo gën a jàmp ci lu mu fas yéene liggéey ci conseil régional ab Ndakaaru dañu koy déglu Ousmane Badiane ak Dissa Préra ak Yaye Diallo. priorité rek moom dafa doon priorité yoo xam ne yi moom lañ dénk région conseillers régionaux parce que conseil yooyu moo nekk ci diggante état ak yeneen niveau de collectivité locale moo di fexe ba nga xam ne lépp loo xam ne lii mu nekk def pour suqali région bi moo xam ci wàllu économique moo xam ci wàllu social moo xam ci wàllu culture moo xam ci wàllu wér-gu-yaram conseil bi moo ko war a jël en charge bu ko defee ànd ak population yi di diisoo di waxtaan di sottiwante xel parce que nit kat buñ la dénkee loo xam ne lii c'est pour les populations bala nga jël benn décision boo xam ne bi daf leen conseil da nga war a diisoo ak population yi pour xam li ñu bëgg parce que population yi kenn doon xam ñoom lan la ñu bëgg. Ousmane Badiane moo jiite ndi conseil régional am Ndakaaru ba fukki fan ak juróom-benn ci weeru mai wutu fa Alaaji Malick Gakou mu ko jiite woon ca léegi bokk ci nguur gu bees gi moo yore wàllu sport nguur googee ci njiital président Macky Sall moom président waxtaanee na Sénégal ak tolluwaay li bokk na ci la mu ko sikkee këru courant gi ay indemnité yoo xamante ni tegunu ko fu wér ak yàq ak yorin boo xamante daal moom gis na ni bu sañoon mu daal di dakk ngir luy suqali kër googu di Sénélec sénégalais ku ca nekk na nga ko gisee am nañu rafet luy kàddoom ne moo yey leeral lu ni mel ak yorin bon ñeel Sénélec am ñu ne liggéeykat yi nag faw ñu jariñu ci li nga xamante ni mooy meññee fu kër gi ñenn ci doomu Sénégal ci seen gis-gis ak Nafissatou Silla. léegi dafa nekk ci ay jafe-jafe dafa nekk société bu nga xam ni dafa soxla xaalis donc am na ay avantages yu nga xam ni amoon na par rapport ak personnel bi dañ ko war a xoolaat. au moins nañ ci participer 10% et dañu ñun tam nga xam ne depuis longtemps ñoo ngi participer di fay lu cher ak yëpp ñoom it nañu aider. ça fait ñun ñëpp ñu mën cee bénéficier wu ça moom c'est une bonne mesure moom. situation Sénélec bi aussi par rapport ak situation société nationale yëpp nga xam ne société yi nga xam ne maanaam askan moo ko moom gouvernement Macky Sall pour le moment li mu ciy wax déclaration d'intention yooyu nit ñi rafetlu nañ ko et que aussi il faut que aussi mu dem jusqu'au bout. maintenant par rapport à Sénélec comme ñu naan aussi gestion Sénélec bi ak yu mel noonu aussi dana war a xoolaat ñi ci liggéey dañ ci am ay yenn facilités yu mel noonu man je pense que c'est normal parce que ñi liggéeykat Sénélec yi tamit. ñoom ñooy produire doole Sénélec bi donc war na am loo xam ne tamit Sénélec war na la ko yoreel. Macky wax na dëgg ndax nit nga xam ne dañooy jéem fay électricité ay ñeneen toog fale ndax dañooy liggéey Sénélec du ñu fay looloo tax ñuy jënd lu ne teg ko seen kër loolu man daal gëm naa ne yàq la. dañu waroon sax au moins ñu naan facture bi fii la leen yemale képp agence Sénélec booy nekk Sénélec bi liggéey Sénélec bu dee da ngay utiliser courant donc sa facture bu dañ la plafonné à tel prix. avantage yi mënul ñàkk c'est-à-dire li nga xam ne moo war a am mooy que de façon globale nit ñi bàyyi yàq bi mais nag foo liggéey boo gis am na loo xam ne du ñàkk avantage. tey dañu wax ni dañuy bëgg un nouveau type de sénégalais maanaam sénégalais boo xamante ni dafay doxal lu bees
donc ma yaakaar ni ñoom bu nekkee ñoom ñu ngi liggéey Senelec ñoom en fait loolu moom mooy seen outil de travail xam ne ma koy tekkee ci wolof donc ñoom war nañoo mën a dañu war a en fait dem ci luy sukkali Senelec. ñenn ci doomu Sénégal ci seen xalaat ñeel kàddu yi président Macky Sall ñeel Senelec ak yorin wi mu gis ne jot nag jubbanti am ca danay delluwaat ci wàllu yoon ak lu ñeel Barthélémy Diaz tey jii xam ngeen audition déglu dafa dox diggam ak àttekat bi ñu koy déglu ci lu gën a yaatu ñeel cong gu ñeeloon meereem ay jamono ca bakkan rotoon ci Dibu Ndiaga Diouf gannaaw déglu gi donte dara rotewu ca ci ndaje mi avocat yi Barthélémy Diaz wax seen kóolute ci ëllëgu dossier bi am nañu ci yaakaar ëllëg sax dinañu ko sàkkul ba wak nëgandiku moom Barthélémy Diaz Adio Talla ma nga fa woon. jàkkaarloo Barthélémy Diaz ak doyen des juges jur na yaakaar ci avocat yi koy layal kuréel gi fas yéene laaj ñu bàyyi nëgëndi seeni client ci alxamis bi di ñëw. fii ñu toll léegi juge bi dafa doon interroger Barthélémy maanaam di ko laaj lan mooy xalaatam ak gis-gisam ci lii xewoon ci mairie am Bart nag tontu na ko tontu yu yaatu tontu yu baax ak tontu yoo nga xam ne ñun avocat yi dafa dalal suñu xel. ñu sukkandiku ci li Bart wax juge bi war nañ ko mën a bàyyi mu ñibbi këram moo tax bu subaa incha allah bu ñu dajale li nekk ci dossier bi ak li mu tontu nañ déposer demande de mise en liberté provisoire jox ko juge bi bu subaa 11h incha allah ñun avocat yi nañ fi daje déposer demande bi ñu xaar nag ba xam li juge bi dogal mais am nañu yaakaar bu baax ni dogal bu baax lay doon que Bart dina ñibbi këram dem fekk si ay ñañam. yaakaar bi ni mel la ndaw parti socialiste ak l'opposition am tamit teg ci di am yaakaar rek ñu bokk ànd ci campagne électorale yi di ñëw. ñun am nañ yaakaar bu baax ci journée bi ci audience su Barthélémy ci juge bi comme nu ko Aïssata Tall waxee ñoom dinañ dugal benn demande de liberté provisoire ñun xam nañ bu baax lu xewoon foofu dañuy yónnee ay Samba Boy pour rey ko moom mu défendre boppam donc jàpp nañ depuis loolu yàgg na dañuy jàpp ni que war na mun a bénéficier d'une liberté provisoire comme ñu commandité meurtre bi ñoom nekkuñu ci biir cachot kon moom tamit mun na génn ba affaire yi leer. teel ci suba la ndaw socialiste ak ñi bokk ci l'opposition yi ñëw ci palais de justice ngir feddali kóllëre kenn ci ñoom di Barthélémy Diaz di maire Mermoz ak Sacré-Cœur. Adio Talla ñu koy gërëm ci yaakaar boobe avocat yi maire Sicap Mermoz am ci génnam ak ëllëgëm naka noonu ndaw yu parti socialiste yaakaar ñeneen ñu ko am mooy ñenn ci way à la traite yu Sénégal gannaaw dogal ak xibaar tukkee ci président Macky Sall jëm ci yokkute pension way à la traite yi naka noonu wàññi l'impôt ci salaire u liggéeykat yi Sénégal way à la traite yi di Badem Mbaye ak Innocente Montero ka njëkk technicien son la woon ni jamono ka des assistant direction am nañu ci yaakaar yokkute gi ñeel pension yi ndax nag ba ñu à la traite ba léegi ku ne xam nga ni jafe-jafe lan yore njaboot yi Faty Dieng daje na ak ñoom Jafara Ba naka noonu. bu nekkul woon ak ndimbalu doomam bu jigéen madame Montero dina am ay jafe-jafe toll ci juróom-ñaar fukki at assistante de direction bi nga xam ne tey jii dafa retraité ñaar fukki junni lay fayeeku ñaari weer yu ne pension bi nag doyu ko. suma retraite daan grâce à suma doom yi ñoom ñoo may jàppale. butéelu diwlin bi ñuy wax. huile d'arachide bi 1500 lay jarul 1200 saabu beeg yëpp nañu dolli suukar bi. ci wetu kër Innocente Montero beneen retraité mi ngi fay yeewoo gannaaw fanweeri at ak juróom-ñaar yu mu yëngu ci wàllu son Badem Mbaye dafay am lekk-lekk ay jafe-jafe ngir dundal njabootam. xam nga soo retraité tu as les mêmes charges que soo nekkee en activité. man. charge yi dafa gën a yokk parce que l'électricité dafa ñëw gën a dal ci suma kaw et que tu as la charge de 10 têtes à nourrir c'est-à-dire c'est compliqué. dara de première nécessité da nga koy leb ça veut dire que toujours leb sa pension ñëwee nga fay ni commencé ubbiwaat beneen ardoise suñ la fay sa pension nga leb lale ubbi beneen ardoise loolu noonu lañ koy doxalee. démb ci bés bi nu jagleel liggéeykat yi njiitu réew mi jël na ab dogal ngir yokku pension wu retraité yi moom sax dem na ba ni 10%. mooy morom yi dëkk ci koñ bi yëpp te retraité kontaan nañ ci su gaawee ñëw ba mois dans 2 mois ñu jël bon parce que léegi yëf yi dafa kii la vie est difficile dafa metti
retraité boo gis ñu la dañuy augmenter sa pension da ngay kontaan rek en tout cas de mag de ku koy promettre da nga siy gaaw waaw da ngay gaaw de parce que doo ne bon augmentation 10% toog ba jékki-jékki kañ lay doon kenn xamul mag soo ko diggee soo ko bëgg a defar da nga koy defar léegi parce que yàlla rek a xam. Badem Mbaye Innocente Montero ak yeneen retraité yu mel ni ñoom seen pension mënul faj seen soxla ba tax na ñoom nag am nañ yaakaar ni ak dogalu Macky Sall bi seeni jafe-jafe dina wàññeeku bu baax. soxna Faty Diagne ñu koy gërëm ci way à la traite yooyu rafetlu lool dogalab Macky Sall bi président de la République jëm ci yokkute ñeel pension yi ñii ay élèves lañ waaye xaw tuut ñu doon ay à la traite xaat ndax toogaay bu yàgg ab diir liggéeyunu jàngiwunu ndax grève bu yàgg yi enseignant ci njëlbeenu xibaar yi wax nañ leen ni ministre éducation Ibrahima Sall xamle na saweek at mi ak ñaari session ñeel BFM baccalauréat bi dogal yu ñu ci war a jël banakoog naatangoom bi nu ko dénk njàng mu kawe mi ci Sédhiou moom ay bés bi nu génn njeexteli di week-end bi lycée Ibou Diallo élèves parents d'élèves kilifa l'école ba ñëpp a dajaloo wane seen ñàkk ànd ci année bu niil bëggunu mu nen na ko noonu invalide gi ndax dañoo gis ne nawet bi soreetul ca foofee abri provisoire yaa fa ëpp di ay mbaar yu gune yi jàngee bu nu sañoon nit kenn du toxal lii di ab examen yi Bakary Konté la nu fay fekki Sédhiou Thierno Laurent Mendy. bugguñu année blanche bugguñu tamit année invalide mu nekk déclaration boo xamante ne professeurs yi parents d'élèves yi ak élèves yi nekk fii ci diwaanu Sédhiou ñoo ko amal ci benn rassemblement bu mag bu ñu amal ci lycée Ibou Diallo. ñun suñu baat mooy lan lu tax tey ñi convoqué li tax ñu organiser li tey mooy que dañu bëgg a prononcer wax won nguur gi ni ki ñun vraiment ñun dañu bëgg examen yi mu am juillet lu tax loolu parce que ñun boo seetee fii Casamance fii taw bi fii lay gën a am doole te ñun jàng nañ boobu foofu li nga xamante ne war nañ mën a def examen bi te mënuñoo jàng ci taw bi. bu ma jotee rapport proviseur bi ma xam ne vraiment suñu doom yi jàng nañu parce que ku jàng à 60% du quantum horaire te dese na la ñaari weer pour nga continuer jàng bi xëy na xale yi pare nañu pour def examen parce que dama ne fii Casamance de prolonger année scolaire ak taw bi ñu am Casamance ak collège yi presque collège yi yépp ñu ngi kii abri provisoire loolu mënul am. discours bi nag élèves yi buñ fa jógee professeurs yi administration bi ñoom ñëpp ci loolu la ñuy jaar inspection d'académie ba Sédhiou ñoom nag ñu ne dinañ rendre compte fidèlement ci ministre bu yore wàllum jàngale. ñu yegg seeg yéen ci wàllu sport gi tàggat yaram Cheikh Tidiane Diaw maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay El Hadj Assane. bisimilah ñu koy tàmbalee ci wàllub football ginnaaw bi xibaar bi jibee ne Pierre Lechantre ka koy nar a jàppale ca bopp équipe nationale bi ab technicien local lay doon ñu bari nag di xalaat kan la war a nekk. ñu bare ci seet maanaam ay observateurs yu nekk ci langue football bi nekk ñoom daal gis nañ ni du doon choix bu simple ndaxte am na nit ñoo xam ne ni daal kenn waratu leen dugal ci staffu équipe nationale dañ ciy teewlu reportage Cheikh Sadibou Diarra Fatou Bintou Konté ak Mor Kharma. Pierre Lechantre ki nga xam ne moom mooy entraîneur bu bees équipe nationale bu Sénégal bi nag ka fas yéene topp ci gannaawam ab technicien boo xam ne suñu dëkk bii la nekk ka wax nag mooy président fédération sénégalaise de football mu di maître Augustin Senghor mu di option boo xam ne ku ci nekk nga cay wax sa xalaat. comme ñun dañu xeeb suñu bopp comme ni ma koy waxee chaque jour ba dem jëli ji tubaab si mu ñëw mais kon na la ñuy xalaatee ay ñu diplômé ñun mel noonu di toppaat si ginnaaw gëw ma ne ñoom dinañ ko nangu. dafa mel ni dañoo bëgg jël Lechantre ne ko bon jox nañ la équipe bi wante aussi dañu lay jox kenn koo xamee ni moom mooy nekk en quelque sorte ce surveillant quoi. bu ñu si associé Lechantre balaa ñuy tabb entraîneur bi ne ko bon ñeent ñii wala ñaar ñii lañ la bëgg booleel waxtaan ak ñoom nga xool kan moo la ci gën a doy. ñu tabb ko. entraîneur bi nga xam ne moom moo fas yéene topp ci gannaaw Pierre Lechantre nag moom entraînement Lions yi moom moo ko fas yéene diriger ay noonu nag ma ngay jupp ci profil boobu nga xam ne entraîneur bi noonu la war a mel. profil yu bëriwul man su ma doon xalaat automatiquement dama naan Ablaye Sarr. wax nañ tamit ku mel ni Alassane Dia dëgg la moom yàgg na nekk ci équipe nationale. Aliou Cissé tamit lim nañ ko. keneen aussi boo xam ne mën na franchement intéressant moom mooy Lamine Dieng parce que Lamine Dieng foog naa compétence am technique ak compétence tactique am war na ko mën permettre mu doon adjoint Lechantre. waaye bu ñu fàttalikoo bi ñuy tabb Amara comme sélectionneur
il y a 2 ans moom dañ ko proposé woon pour mu doon adjoint mais moom dafa bañoon. wante ñi nga xam ne ñoom ñooy Abdoulaye Sarr ak Aliou Cissé ñoom dañ leen a disqualifié ñi nga xam ne ñoom la ñu waxal ñu ci bëri dañ leen a disqualifié. bu fekkee da nga génnee Amara bàyyi fa ñeneen ñi comme Ablaye ou Mayacine Mar man pour man loolu amul benn sens aussi tamit c'était mieux kon nga bàyyi fa aussi tamit am sa Amara mu toog si équipe bi. tamit pour nekk footballeur bu baax ak coach entraîneur baax ñaari dafa ute donc pour man mu ngi si ay lancé yu baax mais na tey def ndànk-ndànk bañ a pour le état bi. wante nag ki nga xam ne moom mooy sélectionneur national bu bees bi lee nga xam ne moom mooy Pierre Lechantre ci mois de juin bi la war a door ab liggéeyam wante balaa boobu nag ñi nga xam ne ñoom ñuy waa fédération sénégalaise de football dañoo war a toog xoolaat bu baax choix bu ñuy def ngir mën a jàppale football sénégalais bi lee. voilà kon ñuy xaarandi kan la ñuy tabb ci ginnaaw Pierre Lechantre Bouli Dabo nag ab gune la boo xamee ni ca Sédhiou la bàyyeekoo moom nag daal dafa ni dafay jóge dawe Sédhiou ba Ndakaaru ngir rek ñëw félicité Balla Gaye 2 mi nga xamee ni moom moo daan Yékini départ ba nag filmé woon nañ ko te ba ma koy def ca Sédhiou moom ak gouverneur u dëkk ba ñoom ñoo fa nekkoon kon dañ leen di teewlu ñoom ñaar ñëpp Bouli Dabo ak Cheikh Kane Niane ki tataan seen kàddu di Bakary Konté. kii moo jóge woon Sédhiou ba Dakar à pied bis boobu laa jëkk a wax c'est un être exceptionnel kër laa ko jëkk a wax ndeke def naka defaat ka tey mu bëgg ko defaat encore te mu wax ma effectivement dama bëgg sama dëkk bëgg feeñal sama dëkk man wax na ma ko jamono yooyu gannaaw 4 avril bi ne ma loolu tax ma koy def tey encore bëgg ko defati te nee na aussi dafa bëgg aussi dem njukkal doomu Sédhiou boo xam ni dafa def ndam kon kii li mu wax ne bëgg dëkk bi dëgg la waa Sédhiou yëpp ban dire exemple ci moom. Je décide pour féliciter Balla Gaye avec son victoire sportivement pour aller à Dakar dans 8 jours daal ko fu mu toll nii loolu dafa mel ni daal ku mel si j'ai allé boire l'eau dans la chambre. Tu vas faire quoi, à pied ou à vélo ou à moto? Non, à pied, naturellement, sans décourager, sans toucher la vercule. De Sédhiou à Dakar, oui, à 8 jours. voilà Assane yow moom xam naa ne fii ak Thiès rek dañ lay bàyyi nga. mais foog naa ni nag Cheikh Tidiane ku wax lii wax la ca des yoonu Thiès beeg lii di teggib Tëngéej bi léegi war na yomba dox de. wala jaaraguloo fa ko jéem. jërëjëf Cheikh Tidiane Diawo sa waa jooje dañu koy rek encouragé ndax li mu bëgg mooy gën a xamal diwaanam Sédhiou ni mu ko waxee jàmbaar dëgg la ku ko defaloon Pierre Da Silva foog naa ni ak tiir geeg yooye dafay ragal tension bi monté dañuy ànd ak moom ci wàllu régie bi waxtaanee focus gëstu tey bi nu jagleel. lii di xibaar neex loolu liggéeykat yi waaye à la traite Sénégal yokkute ñeel pension yi wàññi tey ci l'impôt yi nuy dog ci salaire yi liggéeykat yi Sénégal li ko dalee benn fan ci weeru janvier 2013 président Macky Sall xamal ko njiiti syndicat liggéeykat yi ci kaw feet ak première mai gi ku nekk nag ni nga ko gisee ak rafetlu gi Daniel Diouf laata ñuy daal di dalal fiscaliste bi di Boubacar Sonko. baleen président de la République dalalee syndicat yi xamal nañu ko seeni tawat ak yitte. président Macky Sall tontu leen ne lu ci mën a antu dana ko def dogal bu njëkk di wàññi l'impôt yi ñuy dagg ci peyoor yi. Je veux simplement vous assurer et vous dire que j'ai pris bonne note également. dégg naa bu baax li ngeen ma ñaan te loolu leen ñu signé woon ko ci atum 2009 nangul naa leen ko maanaam l'impôt yi ñu leen di dagg ci seen salaire yi loolee ñu xayma ko ci ñaar fukki milliards ak juróom te loolee seen ñàq la wante nag ci 1er janvier bi 2013 lañ ko mën a dugal ci budget bi. mais qu'on ne peut pas appliquer en 2012 mais dont l'application se fera à partir du 1er janvier 2013. ca ndajeem ak syndicat yi président Macky Sall fësal fa it ne dana yokk pension retraité yi. l'augmentation également des pensions j'ai pas attendu. ci li jëm ci yokkute pension yi xaaruma sax ngeen wax ma ko jokkoo naa ci ak kilifay IPRES ba pare dañuy yéegal pension yi ba mu mat 10% maanaam téeméer boo jël rek ñu yokk ci fukki dërëm. 7% ils pourront faire l'effort d'aller à 10. Mody Guiro di secrétaire général CNTS naam ànd na ci dogal yooyu ak mandute waaye it gëm na ni lu mën a nee la. li ñuy gis mooy impôt yi mën nañ ko wàññi ndax exonération mi ngi am te exonération yi war nañ koo mën a wàññi jël pàcc benn pàcc def ko ci wàññiti impôt ci salaire yi
li ci des mën nañ ko sax yokk ci li nga xam ne mooy wàññite prix loolu. naka la gouvernement bi di doxalee ji ba dogal yooyu antu loole la ñuy laaj ganu kër gi tey. jërëjëf Daniel Diouf wax nga ko gan gi Boubacar Sonko la di fiscaliste sëñ bi Sonko maa ngi lay nuyu. maa ngi fay Assane Gueye sëñ Assane Gueye na nga def. ça va sant yàlla gërëm la ci teewaay bi. ni ko suñu journaliste bi waxee ni laaj bi mooy état bi fan lay jaar ba def lu ni mel wàññite ñeel lempo yi ci payoor yi yokkate pension yi diggee la tukkee ci président Macky Sall fas na ko yéene def ci sa gis-gis lu mën a nekk la. waaw mën na nekk xam nga état moom mbirum impôt lay amee ay. activité si lay réaliser activité parce que état il faut mu am moyen pour mu mën liggéey mais moyen aussi boo koy wut il faut pas que ngay charger ne ñeneen ñi donc état dafa ne à la suite d'une longue discussion boo xam ne jotoon na am entre gouvernement boo xam ne moo fi nekkoon ak syndicalistes yi pour ñu wàññi salaire yi léegi naka la ñu mën a wàññee salaire yi pour wàññi salaire yi dañuy déggoo si benn montant ñu ne léegi dañuy wàññi 25 milliards dégg naa syndicalistes yi naan 25 milliards. bu ñu d'accord si 25 milliards nag ñu xool naka lañ koy répartir naka lañ koy décider am na ñaari possibilité première possibilité mooy nga xool la base d'imposition mooy maanaam salaire bu ñuy jël di si teg impôt. tey jii sa salaire la ñuy jël sa salaire brut ñu dindi si abattement yi mu des salaire net imposable salaire boobu la ñuy imposer. mën nañu yokk abattement yi bu ñu yokkee abattement yi sa salaire net imposable day wàññi donc li ngay fay impôt day wàññi. première piste bi. deuxième solution ñu jouer ci taux d'imposition yi maanaam taux d'imposition yi dafa am benn système boo xam ne ñaari aspect la aspect bu njëkk bi mooy le droit proportionnel beneen aspect bi di le droit progressif le droit progressif mooy maanaam situation de famille bi. man mii borom kër am ay doom yu bari yow ngay célibataire. ñun ñaar ñuy fay ko même montant waruñu fay même impôt parce que man su ma soxla mooy ëpp sa bos. donc célibataire bay ëppale. célibataire moo war a ëppale lu mu fay. léegi mu am beneen taux mu ñuy woowee le taux proportionnel le taux proportionnel tey jii taux proportionnel 11% état mën na wàññi taux proportionnel wala mu supprimer taux boobu donc. soit mu jaar le droit progressif boobu yombul trop parce que boobu dañuy jouer si ñuy wax équité fiscale. mooy comme ni ma waxee léegi rek normalul man ma gën a am ay charges ñu tolloo salaire may fay impôt bi ni mel comme sa bos. du yoon il faut que yow nga fay lu mu ëppale. donc man je pense que piste bu ñu mën a utiliser. mooy piste droit proportionnel. jouer sur le droit proportionnel jëm ko wàññi wala ñu supprimer ko s'il le faut. mu des wàññi bi souvent bu ñu nee wàññi nit ñi dañuy am yaakaar mu doon wàññi bu significatif am solo pas rek ay 2000 francs ki 4000 francs. waaw xam nga kooku moo tax ma ne la bu fekkee dañuy jël ñu ne dañuy def abattement abattement bu ñu defee abattement dañuy jël benn montant rek wàññi ko boobu ce n'est pas juste fiscalement parlant bu ñu ne par exemple 10 000 francs la ñuy wàññi si base d'imposition bi. 10 000 francs yow booy gagné 100 000 10 000 la. kii di gagné 1 million 10 000 la xam nga loolu amul justice fiscale. par contre bu ñu joué si le droit proportionnel. xam ne benn taux bi la ñuy jël wàññi ko wala ñuy supprimer ko foofu la justice fiscale bi di gën a mën a joué parce que lii mbirum impôt mooy kii gagné moo war a gën a participer fiscalement moo war a gën a participer si effort fiscal. parce que nag dëkk noonu lay doxee nit ku nekk day joxe as tuuti su mu am. pour que état mën a. boole loolu yëpp mën a satisfaire def liggéey yi fay fonctionnaires yi tabax hôpitaux yi fay enseignants yi fay ñii di def ay réclamations parce que actuellement réclamations yi bari na attentes yi bari na président Macky Sall bu jëlee décision boobu def na effort bu mag a mag a mag te il faut que mu jéem a seet léegi il faut pas que mu yàqal ko politique am parce que am na yeneen priorité yoo xam ne ñu ngi ñëw si ginnaaw. ndax dafay tekki ni bu jëlee décision yi mën na doon manque à gagner ci nguur gi wala da nga yaakaar ni assiette yi fiscale mën nañu ko gën a yaatal amee feneen li nu wàññee ci payoor yi. loolu la ñu war a jëkk wut kooku dafa nekk loo xam ne dafa waat si Sénégal. Sénégal ñiy fay impôt dañu bariwul trop. lu ñuy wax secteur informel. presque activité 60% produit intérieur bi secteur informel ñoo ko yor te ñoom du ñu fay impôt. ñooñu il faut ñu seet naka la ñuy jéem a élargir la base l'assiette fiscale. pour que ñooñu ku nekk mën a contribuer. day fekk ñu maîtriser informel gi aussi état bi. day fekk ñu maîtriser informel am na ay système tey jii mën nañu teg nañu li ñuy wax contribution
global unique CGU boo xam ne benn yoon ngay fay nga pare ci 6 impôts. teg nañu aussi li ñuy wax retenue à la source sur les sommes versées aux personnes physiques nit bu ñëwee liggéeyal la boo koy fay da ngay teg 5% nga jox ko état bi. teg nañ ko aussi ci loyer yi nit bu fekkee daf lay fay loyer bu loyer bi ëppee 150 000 francs yow da nga war a jël 5% versé ko 150 000 ba nga xam ne borom kër gi bu demul fay impôt tamit impôt jël na 150 000. mën nañu ko ne réflexion yooyu. peut-être que dans l'activité commerciale mën nañu ko xalaat. am na ay piste foofu yoo xam ne war nañu mën a seet. yeneen niche yoo xam ne mën nañu fa tibbee ca noppal liggéeykat yi. te noppal liggéeykat yi. xool aussi les faveurs fiscales exonération yi xaw nañu bari Sénégal. les avantages fiscaux xaw nañu bari. ñu seet yooyu yëpp audité ko xool ko bu baax jéem a seet naka la ñu. merci Boubacar Sonko waxtu bi dam na ñu ngi lay gërëm ci kanam tuuti 20h ci français gi dinañu àndaat ak yow ci incontournable Boubacar Sonko la woon mbokk yaak ñun di fiscaliste ñu koy gërëm di ko sant beneen ndajey xibaar français bi yoon 20h ci kanam tuuti Khalifa Diakhaté ñu fanaan jàmm.